merci beaucoup internet enquête 221.com jërë ngeen jëf yéen a ngi ba tey ci seen matinal en ligne fii ci enquête 221 ñu day jaajëfal ñi nga xam ni ñoom ñoo fi jaaroon muy Biba Diallo ak Daouda Djigal ci seen rubrique actualité politique Mame Khalifa est de retour pour ñëw indi buzz du jour mais bu ngeen xoolee notre décoration a pris un peu de décollage changé na soo leen gisee ni nga xam ne moom moo nekk fii nii yëpp ngeen xam ne am na ko fi ñëw ak ay mbiram. voilà Naata est là Naata xanaa lii mooy autorail bu jibee garde corne affaire man da ma tiital quoi. suñu Mansour nuyu naa la. Mame Khalifa. Mame Khalifa nuyu naa la. maa ngi lay nuyu di la delloo njukkal. waaw maanaam jërëjëf sargal ça va. ça va. à tout à l'heure. Naata loo koy tënkee nii doo ko yaatal. la du lay tënk nuyoo nii affaire mënoo ñëw fii nii ak sa yii nga fi teg nii muy tàkk nii man sama problème vision man. nga indiwaat yokk fi ay couleur indiwuñu dara lu bizarre dañuy indi jigéen ak këram. indi jigéen ak néegam. ok ñu dugal ma ci nga dugal ma ci rubrique jonge. waaw ñu war koo décortiquer ndax àdduna démb la ak tey. ñu bëgg a boole mag ñu njëkk a lii mag ñi xamuñu ko woon. mag ñi xamuñu dara. kan mag ñi xamuñu dara mais yi tàkk nii mag ñi xamuñu woon. non waaye mag ñi xale xam nañ dara yu weex léegi ñun dañoo jël suñu yeneen rek. ak comme ñun dañoo loow suñuy jëkkër ca kafuñu ci. mag ñi dañoo naturel loon de mag ñi dañ daan jël seen taxawal man dama fekkee mag ñi de. xam nga yi ay mag ñi dañ daan ñaw. non bàyyi sa affaire yi ba yegg si bàyyi ma dem ci Mame Khalifa bu ma waaxu rek ma indi baax rek pour boole ko ci amité wàññiwul dara pour bëgg àdduna yëpp dégg rek voilà waaw sama problème internet bi xale yi amul dégg xale yi damaa bëgg ñëpp dégg waaw bu ma ci junj rek pour comprendre ok d'accord ba ñu yegg si ak loolu Mame oui ñu ñëw ak buzz du jour bi. voilà ñu bàyyi la. waaw buzz du jour bi dañ koy njëkkee ak Wally Ballago Seck xam nga démb ñëw naa fi indi fii buzzu Wally. beneen buzz laa indiwaat ci Wally. d'accord boo xamante ne di Wally. moom temps yi buzz bëri na buzz bi carrément. moom ak keneen kii Adja Diallo. Adja Diallo mais moom dinaa ñëw si moom mais Wally Ballago Seck dafa def benn révélation di xamle ne. moom ak soxnaam bii di soxna Aïdara. am na benn moment boo xamante ni ci seen vie dañu bëggoon sax séparé wu. oh là là. te lépp nag défaut bi nee na. moom ci boppam la parce que moom moo am ay moom moo comportement wu xale. c'est vrai ça moom on a disconvient des fois ci jikko xaleem. day feeñ ba bungoo nag niveau de compréhension bi Aïda yor soxna Aïda yor donc seen relation jeex na moo tax bi mu ko waxee ñu bëri sa dañ ne est-ce que nekkul ba léegi jikko xale boobu noonu dafa nekk ci Wally. c'est vrai on n'en disconvient pas Wally des fois il se comporte comme si il était né hier c'est vrai bon je veux pas juger xam nga démb par exemple Amina ñu ngi wax ci affaire oto yi nekkul une première fois am na ñeneen ñu ñuy tudd aussi mais saa su nekk moom da ciy lang te bu xasee ba lang ci coow li ñu fàtte ki moom coow li di ko tudd moom ce qui veut dire que jikko xale boobu noonu démb ñu ngi naan pourquoi pas mu jéem a xoolaat entourage am et cetera. effectivement ba léegi amagul benn changement ci comportement wala ci taxawaayam bon dañuy jàpp ne kon jikko xale ba léegi. en fait problème Wally mooy ndeysaan gis nga bon siiw du jàmmi borom siiw dafa metti Wally li ko topp xam nga di nga am fooy toll ak nit ñi nekk ci yow wala nit ñi la topp dootoo leen mënati téye wala dootoo leen mënati recadrer peut-être c'est un peu ça Wally ngay gis nit ñi dañuy jàpp këram ne di ko sinap lu mu lekk jabaram fu mu toogee en fait dafa dem ba amatul intimité léeg-léeg nit ñi sax dañuy seetaan li xew këram ba mu yàgg il se demande Wally ak soxnaam ci ban moment la ñuy nekk ñoom ñaar ñu bàyyi leen ñu dund ñoom ñaar li nga xamante ne moom mooy seen ménage. mës naa dégg sax benn version mu ne man damay sant soxna Aïdara parce que bu ma comprendre toon suñu diggante jeex na bu yàgg parce que nee na moom dañ koy laaj ban heure ngay nelaw surtout ci albumam bi nga xam ne mooy bi mu defee woon album bu gudd bi def xaw ma ay 13 titres xaw ma titres yu bari yi bi nga ko laajee ne ko yow kañ nga répété lii mu ne pourtant sama kër laa ko répété c'est-à-dire moment yi nit ñi di nelaw te moment yooyu lay xëy na peut-être soxna daam dina ci ñëw soxna di soxla borom këram mais moment yooyu moom lay répété
lay nekk ci studio bi mu ngi ci biir kër gi moom ak néeg bi den donc jabaram xëy na comprendre na ko compréhension boobu moo yàggal relation bi mais bu ko comprendre doon ba léegi waxatuñu ko. jabaram moo baax sax man moom lay wax. ndax am na leen loo xam bu ko nit nangoo sax ñi koy fekk si tamit teg ko du yoon. ndax xam nga nit ki tamit olof day wax ni kenn du la may lépp nga jël lépp. ñoom tamit dañoo war a am benn essayer comprendre ndax Wally nit la comme ñoom ni ñuy sonn dem seen i kër noppalu ji wala kilifa dem sonn dem hôtel noppalu ji Wally dafa war a di noppalu. dégg naa ko démb rek mu koy waxaat encore mu ni même sama buntu kër. Day fees dell ak ay nit yu fay taxaw di ko ñaan xaalis. léegi nee na moom encaissé na ay kii nu mu tudd sax ay kii police woo na ko gendarmerie Foire woo na ko am maintes reprises ndax chaque jour ñu toog ci buntu këram di ko xaar pour bu génnee jox leen xaalis. léegi ñooñu daf leen ñaan ñu ñëw sax vendredi wala ñu ñëw yeneen jour di ko dimbali ndax dafa ameel àq waa koñ bi. effectivement naata dagguma la mooy il m'est arrivé ma xam fu Wally Seck dëkk mais man ndeysaan dem si yàlla Zula laa àndaloon ñu am waaye ñu waroon fa dem on avait des problèmes pour retrouver kër gi bi ma ñëwee ba fekk fa nit ñi toog dama ko wax ne ko nit ñi nan lañ def ba xam ne fii la Wally Seck dëkk parce que fi mu dëkk ruqe boo xamante ne yow sax buñ la ko doon tegtal di nga baave pour egsi fa te yaa ngi ñëw fekk fa nit ñi toog et Wally Seck fu muy dëkk c'est normal que mu amel nit ñi àq xam nga lu tax du moom mi fa dëkk waaye ñey ñëw di ko fa fekk. nee na chaque jour mu jot convocation. tout d'abord waxuma la parce que fi mu dëkk dafa jege gendarmerie Foire je connais là-bas waxuma la ñi toog ci buntu kër gi sax. même bi mu dëkkee Ngor même bi mu dëkkee Almadi. waaw moom mi ngi koy wax même bi mu dëkkee Ngor même bi mu dëkkee Almadi. nee na bañul. ndax loolu moom fierté la. yàlla may ko mu teral jaami yàlla yi ndax nee na moom loolu la doon ñaan ci àddunaam. comme yàlla bu ko mayee dafa war di joxe waaye léeg-léeg day bëgg a am benn intimité bi wéet tuuti. en fait c'est ça waaye imagine xool tabaski bi avant muy rey dafa nit ñi ñëw même bi muy ndekki yaa ngi gis sax mënut a ndekki ndax sama seen mbokki journaliste. exactement doy na waar wàññiwul dara nag ndax nit ku baax rek la ñuy seeti waaye ñuy bàyyiwaat xel ndax nit ki day bëgg moom bopp. waaw mais non kay nag Sénégal kii dañu nekk ci réew moo xamante ne nit ñi buñ la bàyyiwul nga moom sa bopp nga këf sa bopp. waaw loolu foofu sax man laa bëggoon a ñëwee. nañu xool Wally Seck fi mu toll nii am na ko fa jiitu toll woon. Youssou Ndour fu mu toll woon ci àddunaam. te amoon na fulla ak fayda ba. mais l'intimité Youssou Ndour soxnaam bien avant Aïda Coulibaly mii nii. kan moo mën a wax ni mës nga fekk Youssou Ndour ak Mami Camara ci seen kër. vraiment kenn xalaat je me rappelle très bien magazine yi fi nekkoon ay lu mel ni Icône magazine benn bés ñoo mës a wane benn photo Mami Camara te dañ ko fekkoon ci benn soirée. ñu photo ko mu sol robe bu noir mi ngi jël bopp bi def ko cran moo xewoon jamono boobu benn boobu képp kuy bind ci Mami Camara photo boobu ngay dugal parce que lenn loolu la ñu am ci moom Aïda Coulibaly jusqu'à présent pour nga bind si moom xëy na bokk na nga fekk ko ci yenn cérémonie xëy na koy tooñ sax souvent bu ñuy voyager ngay gis ñu sinep ko te da ngay gis sax muy taf kanam gi di bañ parce que bugg ko waaw kon nag nit ki du la may lépp nga jël waaw en fait mais waaw man dama bëggoon nag aussi nga conseiller ñi nga xam ne dañu mel noonu ne Wally tollootuñu maam toi tu es trop généreux je t'entends souvent dire ñu conseiller tollootuñu réew fu ñuy conseiller nit ñi gis nga nit ñi da nga leen di conseiller wala nga conscientiser leen ñu xam bu baax li nga wax mais li ñu bëgg la ñuy def yow nag yow yaay am ay fulla bu toll ni sa kër nga régleel ko sa bopp en tout cas mënul dàq kenn non du dàq non pas dàq mais nag toute chose a besoin de limite naata waaye xoolal li ñu koy bindal 24 heures sur 24 bi ne xoolal xaram yi mu def ci tabaski gi rek xoolal coow li ko topp ci pourtant nee na moom dafa jël intention sérieuse rek dimbali ñi mu war a dimbali commencé ko seen famille te maa ngi dégg mu ne am ku ko wax seen famille ni ko bi ma joxee xarum taw mu ne ko yàgg naa ko def ce n'est pas la première fois kon c'est-à-dire que ni moom loolu dafay bëgg di def lu baax ci yàlla tax nit ñi xam ko ci ñi néew doole man maa ngi koy remercier sax parce que man Ngor la ma fekk yëkkati xaalis bare may ma Wally maa ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla na sa fan yokk yàlla bu la dara fakkastal ñi lay fakkastal di la xeex xamuñu rek yàlla moo la yónni comme li nga wax nga nekk koo xam ne porteur de voix nga àdduna yëpp di la dégg nga jaar ci di way kon na la nit ñi bàyyi xel xam ne yàq tax laa jug lu baax moo la tax jug waaye ngalla buñ ko yàqal ñeneen ñi ndax am na ñuy néew doole Iranda fu mu toogee plateau woo Wally ndax lu tax day dimbali jaamu yàlla yi ca yàlla rek tax am na ñoo xam nag ñu ngi koy clash
ñi nga xam dañoo bokk ak moom milieu bi dañ naan ngistal moo tax mu koy def. waaw mais naata moo la benn affaire. Wally Seck amul maqaama lii muy def nii te kenn du ko clash. amul mënul ñàkk loolu mooy doom. Wally Seck bu doon mi ngi def lii muy def. te kenn tegul ci moom baat bu ñaaw. kenn waxalu ko lu ko metti kenn jógul pour faqatal ko. na tiit ci boppam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon 10 mission foofu. yàlla jóg ni moom moo ko yónnil boppam. ndegam ay mbokkam nanguwuñ ko. ay jàmbur nangul ko. te ci biir jàmbur yu ko nangul amoon na yeneen jàmbur yu ko doon xeex. kon nag moom bu nekkee ci lii nii ñu di ko xeex. na sant yàlla. na sant parce que yàlla dafa am loo xamante ne nag. gis nga yoonu yàlla. yoonu yàlla du autoroute à péage. yoonu yàlla. du autoroute à péage. waaye Aminata ñun ñi nga xam ne amuñu dara. waaw tali la bu am ay kër kër. nga dégg la naqari ñun ñi nga xam ne amuñu dara mel ni man li ma koy conseil na muñ. c'est pas facile. waaw man daal na muñ et puis nag et puis loo gis ci àdduna naata sama góor gi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si dafa am lu am solo lu mu wax. nee na àdduna boo ci nekkee nga yor dëgg da nga koy organiser. parce que nee na boo yoree dëgg te organiser woo ko. keneen yor neen. organiser neen ba. soo deful ndànk neenam boobu mu organiser. dafay gën a nuru dëgg. sa dëgg bi nga xam ne organiser woo ko. li mu nekk nag. Wally Seck amul lu ko xamante ne nit tey mën na ko meree ndax kat man personnellement amoon naa bureau côté fi Ndiaga Orodi nekk. ma daan romb di gis. mooy resto bi en face sama kër. en fait boppu angal ba boppu angal. ay nit toog fa ñu yëkkati ay enveloppe di leen ko jox. amoon naa vidéo bi. su ma rombee su ma xam nan laay xamee ndax Wally Seck mu ngi fa mooy su may romb di dem damay gis nit ñi bëri fa ma ne ki ma àndal Wally Seck mi ngi fa. mu leen ñii dañuy ñëw di ut si ndimbal c'est bien beau mais c'est une chose qui doit être organisée. gis nga yoonu yàlla boo ci def da nga koy organiser yool ga gën a nekk loo xamante ne wax fa dëgg yàlla lu ñëpp di apprécier. plainte yi muy jot chaque jour ndax jar na ko sax nag. maye xaalis. ba chaque jour ay plainte moom mooy dëgg bu ñu organisé wul dañoo bëgg a reposé wu chaque jour yow nga ñëw kër diw toog naa sax yow soo ma tëralee tey ma gore nit ñi la rek soo ma tëralee tey sax ma gore waaw mais ku gorewul nag dañ koy jàngal gore te moom mooy waxambaane bi nga xamante ne moom mooy ànd ak man di topp sama ginnaaw duma la nangul suba goo yeewoo sa kër rek ñëw sama kër toog damay fexe dooy ñëw sama kër ma lay jox loo dundee mais damay fexe utal la am xëy moo xamante ne yow nag boo xëyee di nga am ci loo jàpp ba de temps en temps ngay jaar sama kër. ma chère nag loolu mënut a nekk. mënut a nekk mais moo la benn affaire. ñi koy topp ñëpp. dëkk bi ñu nekk. ñi koy topp ñëpp mi ngi am lu mu yëkkati teg ko ci seen loxo. li may teg ci sa loxo damay lay wax ne la bugguma di teg sa loxo loo xam ne bés bu yàlla sax da ngay ñëw ma lay jox. utal loo jéem yow. parce que problème bi xam nga moom mooy lan mooy nangu bi mu leen nangul saa yu ñu xëyee ñëw toog ci këram mu yëkkati jox leen ñu yóbbu ci seeni kër duñ ko bàyyi dafa neex duñ ko bàyyi dafa yomb dafa neex waxante dëgg tey fii su ma xëyoon woote bés bu yàlla sàkk ngeen ñëw toog banque seen loxo croiser les bras waxtaan heure añ jot ngeen añ dem ñibbi chaque jour bu ngeen ñëwee li ngeen bëgg ma jox bu ngeen fi bàyyi te nag sax am na ñu ko fi ëppale daan ko def te dañ koo arrêté effectivement ma sekk ci am dafa bari xaalis kii sama xarit bi nu mu tudd sax kii wu sëñ Saliou bi dafa am xaalis Cheikh Amar waaye ba bu ko nit ñi sonalee dafa wax ñoo xam dañ leen fa jëlee day changer stratégie rek te pourtant moom day yore maletu xaalis ku mu dajal jox la xaalis ca yàlla tax yaa xam muy 500 000 yaa xam muy 1 million yaa xam somme bu mu mën a doy mu jox la ko jaar kon nit ñi nañu bàyyi xel tamit bàyyi nit ki mu moom boppam soo xëyee sax suba ba ngoon comme da ngay rang ca mënoo ñàkk ba ñarang waaye nga xool ba xaar ba guddi sax mu gën a sutur mu am wala sutura nga xaar tuuti ba vendredi comme nee na leen bu au moins ngeen bàyyi ba vendredi waaye xam nga toog buntu kër nit wala ñi nga xam ñooy liggéey ak moom 24 heures sur 24 même bu ñu liggéey mi ngi mel ni man chaque jour ma war a liggéey vendredi mercredi jeudi laay fara liggéey chaque jour ma ñëw sa ci sa kanam présence wax lu ñor lu wax lu ñorul bu yàggee danga may jéppee en tout cas daal doy na waar daal réewum Sénégal daal mooy réew moo xamante ne ku bëgg bégal ñëpp yow da ngay loru soo bëggee ñëpp bëgg da ngay loru il faut nag nga nangu am ñu mer am ñu bëgg parce que loolu dafa bokk ci pour organiser mbir yàlla ci jëmmi boppam moom mi ñu sàkk amul ñëpp nangul ko te terewul ñi ko ñàkk nangul taxul mu bàyyi ñi ko nangul ñi ko bañal taxul mu bàyyi ñi ko nangul taxul tamit mu topp ci seen ginnaaw di daw ak di continuer di wéy di def li leen neex da leen a seetaan ak seenu mbañ
te xam ne nag am na bés bu mu leen réserver donc gis nga organiser li ngay def du yàq dara ci sa mbaax nga yamale ñi nga àndal du yàq dara ci sa mbaax parce que nag il faut savoir que ni kenn ku si nekk dafa am cër ci yow waaye am na koo xam ne sa nawle la mu moom ci yow moo ko moom ci yow su amee lenn lu ci fay rek boo deful nak dana la gàllankoor te kenn ñaanalu ko yàlla gàllankoor ndax li muy def ci réew mi doy na waar daal moom mu ngi noonu daal en tout cas war na xoolaat mais nag comme que sujet bi ci côté ménage am la nekk foofu aussi war na ko gën a bàyyi xel parce que tamit soxnaam dafa am àq soxnaam dafa am àq këram dafa am àq ay njabootam dañu am gisoo boo xoolee depuis 3 mois photo yi muy diffusé yëpp ba démb yi muy diffusé yëpp moo xale yi la est-ce que temps boobu daan na ko am ci Covid bi la ko amee commencé côtoyer njabootam commencé côtoyer soxnaam loolu beneen affaire la boo xam ne léeg-léeg nag nit daf ko dina soxla nekk ci sëy muñ fa loo xamante ne mënu ko muñuy wax solution ba mënu ko wax waaw ndax yàlla koy natt du ko mën a wax day xam ne nattu yàlla la muñ mooy solution day muñ rek toog waaye intérieurement du lu ko gënal voilà nee na bi ñuy tabax hôtel bi sax moom moo fa nekkoon nee na jabar ji moo fa nekkoon 24 heures sur 24 ba mu paree jabar ji moo fa nekk nee na moom léeg-léeg day ñëw rek def du xam sax ndax jabar ji mi ngi ci hôtel bi wala déet dañuy xëy rek mu ne foo nekk mun ko maa ngi ci hôtel mooy building Faramareen building bi xam nga loolu metti na waaye quand même soxna si moom jàmbaar la moom it vraiment loolu la ñuy takkee soxna tamit voilà vraiment loolu la ñuy donc takkee loolu la ñëpp loolu la ñu siiw ñëpp sax di soxla comme ni mu ko waxee jigéen dafa war a yaatu daal ba ñëpp xaj ci moom macha allah voilà man dama deuxième buzz bi dafa jëm ci côté Adja Diallo xam nga Adja aussi li mu def bon moom nee na daf doon fo parce que 24 heures avant diffusé woon na ci internet bi surtout ci sinabam ne dañ ko takk mu orchestré nag information bi solinu boo xamante ne nii ku jot information bi da nga naan lii dëgg la waxee ko tamit noo xamante ne nii ku ko dégg wala ku ko gis ku ko liir da ngay jàpp ne lii dëgg la mu wax sax ne ki ko takk du sénégalais xam nga bi may def man revue bi xaw ma bi ma koy tudd dama ne ba léegi xamaguñu nationalité ki mu tudd na sant bi sax kenn mënu ko liir bu baax alors ñu xëy mu ne dama doon kaf rek te site internet yeeg presque presse bi yëpp tudd ko ne amaat na jëkkër mu dundalaat loo xamante ne nii vraiment ci moom mu ngi doon nelaw xaw ma nag moo ko préféré mu det ak boog lan moo nekk objectif am ci information bi mu joxe woon ba pare ne dafa doon fodongu mais en tout cas site internet yi ak sax internet yi laay wax ñu bëri ñu ngi ci commentaire ne vraiment li mu def rafetul bu fekkee dafa bëgg a dundalaat boppam ci côté média maanaam mel na ku xawoon a reculer bëgg a ñëwaat pour téye buzz bi mën na ko defee feneen ba mu des genre bu mel nii parce que mën na am ñu yeb ko ci voilà loolu mën na am ñu yeb ko ci xam nga problème bi mooy lan mooy je sais pas des fois da ngay dégg américain bi ne la bad buzz la dañuy bëgg ñu leen di tudd bëgg ñuy wax ci ñoom Adja Diallo divorce am yàggul mu xëy suba wax ne dañ ko takk quelques minutes après ñu defaat ne Adja Diallo divorcé waat na c'est que gis nga avant buzz avant artiste avant star avant mannequin jigéen nga te amul jigéen ci àdduna même bu dee sa destin la ñaanoo yàlla bés bu yàlla sàkk ñu lay wàññi lay sëy ki fas tout d'abord dafa mel ni dafay encourager sax nit ñi à ce que ñuy en fait gis naa fi sax am na ci kenn ku ne man su ma tasoon 100 fois dinaa am jëkkër 100 fois ndax du ma chômer gis nga am na loo xamante ne su dee yàllaa la ko may sax nag nañu xool ndax yàllaa la ko may et puis ban fat xeetu maye la du valeur c'est que nit ñi léegi dañuy am yu ñuy jaawale moom mooy li ñuy jël di ko café gis nga la banalité est la mère des vices waaw exactement la banalité est la mère des vices mooy nit ñi dañuy sàggane yoo xamante ne mooy tax ku la nawoon jéppi la te doo ci bàyyi xel dañ la takk dañ la fase nga di ko jël en fait nga am ay njaboot nga nekk ci réew moo xamante ne léegi gis nga réew mi fi ñu toll nii nit lépp lu mu mënti def dañ koy jël di ko archiver ñaanuñu ko yàlla yàlla na yéex bés boo fi jógee la ñu archiver woon ci yow moo xam mu baax la moo xam mu bon la noonu lañ koy génnee mais li ngay def sax yàlla bu mu mujjee nekk nag sa dernier archive bu fekkee mooy sa dernier archive nag nga nekkee nga wax wala nga def loo xamante ne ni peut-être àdduna bi ñoo ngi ko doon coow 24 heures après ou quelques jours après ñaanuñ ko yàlla bu la fi jëlee ñu ne xoolal li mujjee def non man sax dama bëgg nit ñi wax ma lan mooy buzz ak lan mooy siiw ak lan mooy fes ak lan moo ci nekk ban importante moo ci nekk loolu laa bëgg a xam man Aminata Paye en fait yow yaa ngi dund non yaa ngi dund yaa ngi sant yàlla yow la même chose caméraman bi lan mooy problème bi Thione Seck lan la woy
siiw du jàmmi borom maa ci xam dara pourtant ba mu ko wooyee est-ce que boobu man judd naa est-ce que son bi amul 40 ans xoolal Thione Seck ba tey conséquence chaque jour nga dégg ko ci ay problème dañ koo taqal dañ ko indi est-ce que yenn coow li sax dina jig doomu aadama xanaa xamoon làmmiñ bu bari sax làmmiñ bu bari sax jigul doomu aadama dañ naan bant boo koy tudd di ko tudd bu yàggee mu damm est-ce que lenn li daray àdduna jar na ko mun nga am jëkkër sax nekk star nekk dans les médias nit ñi sax mun nañ ko bañ a xam pourtant ministre yaa ngi takk jabar kilifa yi di takk jabar ñi amul xaaj takk jabar te kenn du ko yëg. dañu médiatiser seen vie. tasal ma takk la góor gis sab dara cay yàqu. ba pare li nit ñi léegi jël favoriser ko mooy li ma gën a naqari bu la neexee tas bu la neexee fay. waaw loolu bu la neexee tas bu la neexee est-ce que loolu buzz la. loolu moo feeñ fii de est-ce que bu la sa borom kër en fait Adja Diallo elle a l'habitude lépp lu am ci biir ménage moom borom këram dóor na ko. mu génnee ko ci sur les réseaux sociaux. habitude la. am na doom tay publié na liiram. ëmb bi sax ay tubaab lañ léegi yow nag. waaw bon c'est bien. ah non comme ñoom ñun ñëpp ci King am na ñoo xam ci ñoom King Kardashian la ñuy roy kay kon kay bu leen neexee def lu leen neex. en tout cas daal il est temps tamit ñoom ñi nga xam ne dañu siiw. wala bokk ñu yëngu ci surtout média. parce que média moom boo ci dund. na la leer na loo def mën na siiw na li ngay siiwalee say bi li ngay jàllale parce que média moo mel noonu kon nag. moom en tant que animatrice nekk ci télévision bu mag fii ci Sénégal war na bàyyi xel avec ça dañuy xëy suba naan woy site internet yi lañ ñu bindal journaliste yi dañu mën a wax alors que am na ñoo xamante ne weexuñu donc ñoo peinture seen bopp ba mu weex voilà donc ñu jeexalee ko xëy na peut-être ak mbiru Sénéra ni mu dalee ci Sen TV loolu aussi lëmbe na ñaari fan yi trop ci internet bi ñuy wax ne li ko waral nag mooy série bi di Infidèles nag ñëpp xam ñëpp moo ngi bëri woon coow d'ailleurs sax Sénéral li mu wax daf ne gannaaw naqarlu gi yenn ci sénégalais naqarloo gannaaw revendication yenn plainte yi nit ñi sax def vraiment ñu ngi mais nag il faut que aussi ñu préciser sanctionné wu ko da ko recadrer da ko recadrer ne il faut que ñu xoolaat yenn yi nga xamante ne nii moo xam ci image la moo xam ci kàddu la yuy daw ci série bi ñu jëm ko xoolaat defaraat ko bu ko defee muy mën di daw proposé na ko aussi ne ko bu fekkee ne waxtu biñ koy jàllale comme que série bi bon li mu bindoo ñëpp ko xam ngeen avancé ko après 22h comme ça peut-être mu ngi ñoom Sénéral aussi mu ngi sóoraale public bi nga xam ne mooy seetaan série bi mais série bi nag jur na fan yëpp nag mu ngi jur coow mënoo toog journée bu ci nit waxut mu ngi jaar fii ñoo ngi ciy wax lii ñoo ngi ciy dégg lu vulgaire ñoo ngi ciy gis ay images yu vulgaire waaye Sénéral la ñëpp doon xaar pour mu agir ci recadré na wax na ba pare ne nag proposition bii ñu leen defal da ngeen koy appliquer à l'instant ce qui veut dire que heure bi di ngeen koy changer yenn yi nga xamante ni mu ngi nekk ci série bi fexe leen ba defaraat ko ci image ak ci kàddu pour que sénégalais aussi mën continuer kii bi parce que moom ñoom mënoon nañoo jékki-jékki rek dagg ko parce que wax nañ ko ci suuf nee nañu bu fekkee ne respecté woo leen lii ñu leen proposé à l'instant bu boobaa nag yeneen sanction dina am te mooy ñu jëlee série bi ci Sen TV am en tant que télévision problème bi je pense que le problème bi Sen TV dañ ko jaay série bi mu diffuser le problème n'est pas Sen TV parce que sax minorité koy seetaan Sen TV mais ñi ko sur le net fa la série bi di njëkk a daw série baa ngi daw sur YouTube léegi man dama jàpp ne Sénéral tey sanction yi mu doon jël est-ce que du par rapport ak producteur série bi exactement man loolu laa yaakaaroon noonu lay demee personnellement j'ai pas regardé la série mais statut yi may gis ñu koy dagg di ko statut ak yi may dégg nit ñi di ko ci wax problème bi du télévision bi dañ leen jox benn produit boo xamante ne moom télévision bi su ko arrêté dawal nit ñi dem seetaan ji ko YouTube alors que nit ñi ñu ngi koy gën a seetaane si YouTube que ci télévision bi léegi nag sanction bi ngay def moom mooy producteur bi ngay dem gis ne ko contenu série mu revoir ko wala ñu arrêté complètement diffusion bi moo tax gis nga am na ay décisions yoo xamante ne il ne faut pas tergiverser là-dessus man tegoon naa ne décision bi mënoon na gën a sévère mu jëm aussi ci benn endroit mais xam nga par exemple xam nga Sénéral da nga wax ni Sénéral nee nañ mun nañu yokk heure bi
avance ko. avancé ko waa peut-être ba mu nekk ay 22h wala 23h. parce que vous pensez que ni teg ko 22h wala 23h mooy solution bi que ça va pas heurter la conscience des gens. wax na ko sànq c'est-à-dire que même bu fekkoon ne 4h du matin lañ ko teg. xale yi ñu ngi ci seen téléphone dañuy bàyyi ba lendemain 8h ñu seetaan problème bi du problème mu heure mais problème bi mooy production bi ci boppam. xam nga keroog maa ngi koy wax fii nii li Alioune Sall proposé dafa proposé ni pourquoi pas CNRA avant ñuy diffuser yenn yi mu jaar ci ñoom ñu xool ak producteur bi ne lii nii la demee lii la dem ñoom ñu saytu ko pare soo ko wax ne instant bi mën nga ko yóbbu télévision bu la neex su boobaa yi ñuy wax nii je pense que jarul ñuy wax ay waxu heure jarul ñuy wax ay waxu kàddu jën nangam donc lu yëpp du nekkati problème mais actuellement moom je pense interviewé Ndiaga Ora la xaw ma waaw am na kuñ ci doon nekk ci waal yi xam nga ci la bokk Ndiaga mi ngi doon wax ni séquence yi njëkk rek mooy demee nii waaye après ñun xam nañ di nekk Sénégal ba pare en fait li ñuy jugee ci série bi yëpp neexul ba neexul mooy dund ci réew mi. waaw d'accord lii dund ci réew mi yow da nga koy dund. non déedéet waaye da nga koy seetaan di ko gis chaque jour. je suis tout à fait d'accord xam nga naata. am na lu bëri lu xew ci réew mi te yow dundoo ko. ça c'est sûr. xamoo ko. dégg nga ci am. léegi buñ la ko tegalee nga seetaan ko. nga informé nañ la. c'est vrai. doo am objectif lu essayer c'est que il faut que ñu def différence entre informer ak xaw ma nag baatu tubaab bi naqarlu baatu tubaab bi moo ñëwagul mooy yëgle ak naqarlu mbir mu am ci réew nga di ko naqarlu soxlawul niñ koy defee nga wanee ko c'est vrai. am na loo xamante ne bés boo ko wanee ni mu amee muy ak mbon naqarlu woo ko waaye danga kaa yëgal nit ñi te bu boobaa yëgle bi nga ko yëgal nit ñi am na ñoo xam ne xam nga ko xam nañ ko waaye may nga ki ko xamul woon mu xam ko nii lañ koy defee surtout ça surtout loolu mooy problème parce que am na ku yar njabootam ci biir këram fexe na ba njabootam xamuñu xeetu mbon gu mel nii am na ci réew mi mais tey bu ñu seetaanee théâtre bi dinañ ko découvrir Amina xam nga sax ñun ñu ngi doon wax ay novelas ak yeneen yi ñooñu seen communication langue bi français la même bu fekkee xam nañu lépp à part les actes et les gestes mën nañu ñàkk xam xale yi mën nañu ñàkk xam lépp mais bi gën a garaaw mooy langue wolof la c'est vrai maanaam dañuy comprendre du début à la fin film bi man de am na terme yoo xam moom franchement parler man neexuma man en fait c'est ça. ba pare terme yooyu. su ma la ibbilee nga dóor naan la chaque jour. vraiment man ça m'a étonné affaire boobu dafa ma metti tellement que ni vrai ndax ay xale ngay toogal ñu di ko seetaan léegi su ko defee am na benn xale boo xam ne amul woon fit. waaye dina capable bu génnee seetaan ko ni lan mooy loolu lan mooy terme boobu. xalal dama ne. après dina mën na dem sax essayer loolu. ci film bii. film bii dama ci am preuve parce que keroog bi ñu toogee suñu kër. man c'est très rare ma koy seetaan ci télé en général sax dama koy seetaan mais sama téléphone laa koy seetaanee par occasion ñu reer nii rek film bi commencé man ak samay rakk toog sama yaay toog sama rakk yaay toog et autres ñëpp toog mais bi xale bi jigéen bi di tudd awra waxul sax daf ne mooy fi muy waxee naan ko kaay nga jëflante ak man am na version bu mu ko waxee bi mu ko waxee automatiquement sama rakk dafa demander question bi ne yaay la mooy loolu yaayam la ko posé parce que bëgg na comprendre aussi film bi ñun ñëppay toog di ko seetaan ce qui veut dire que danger bi foofu la nekk langue bi nga xamante ne la ñuy utiliser mooy bi xale yi miin bi ñu xam bokk fii ci Sénégal bu fekkoon ne beneen langue sax peut-être mën na bañ a grave benn grave mais actuellement li gën a garaawal film bi mooy wolof lañ koy wax ki ngay waxal wolof nag te lu mu xamut dem laajte ko kooku booy wax ak moom vraiment mën nga filmer sa film def sa film ba mu jeex te teewul di nga ko réussir ci sa objectif waaye bu fekkee ne yàq moo nekk nag sa objectif indi baat yi ñuy doon nëbb ñu indi ko exposer ko pour nit ñi du ko dégg moo tax nga réussir sa film je pense kon jaratul ngay def film parce que ñi ngi def film sans autant que ñu jaar ci yenn yi te dañ koy réussir en tout cas daal je pense que man nu mu tuddati CNRA il a failli à sa mission waaw parce que fi mu waroon def sanction du foofu fi mu waroon du foofu laalul foofu quoi moo tax nag yu bëri après xam nga ça leur est arrivé ci maîtresse d'un homme marié ñëw nañu fii indi ay sanctions wax mais après xoolal deuxième saison bi dañuy continuer di ñu wan sax ni jigéen am nga droit soo sëyul ak nit mu fat la ci këram ngay fanaanoo ak moom même bu den séqoo leen dara mais te boo paree nga def lu pur boo paree jéggaluwaat en fait ils sont en train nga def lu de garaaw montrer sam que sa bopp les plus grandes fautes peuvent être commises
mais banaliser. man sama question sax moo nekkoon tey par exemple coow li bu jugee nii comme que Sénéra waxul daraay producteur bi. waxul production bi waxul ci dara moom ñi mu waxal mooy waa Sen TV tey Sen TV bu ñëwee ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo produire film bi. ñoom ñu ne ñoom duñ changer dañuy continuer tey est-ce que Sénéra day par exemple agir directement ci réseaux sociaux yi. nga xam ne ñoom ñoo koy diffuser wala foofu amu fa accès. non Sénéra amul accès ci réseaux sociaux yi. kon léegi solution. mais c'est la production. Il y a une maison de production. ñan la du Even Prod la xaw ma. Even Prod la mais tu vas vers la maison de production. est-ce que yaa ngi comprendre. Jamra aussi sooy porter combat il faut savoir cible bi kan la. il faut pas cibler la télévision directement. parce que ñoom dañ la mu mel ni rek tey. nga dem jouer sa benn théâtre ñëw jaay ma ko. waaw kon est-ce que newul kon Sénéra loolu tax mu agir ci Sen TV. parce que ñoom Sen TV lañ joxoon. maam Khalifa xam nga boo demee jouer sa théâtre ñëw jaay ma ko. yow da nga dem indi un produit fini. nga ñëw jox ma ko. man ba ma ñëwee si produit bi aw ma lu may yokk aw ma lu may wàññi sa produit la yow da nga ma jaay man droit de diffusion laa am. mais yow mi nga xamante ne yow yaa yor maison de production sa maison de production am këyit foofu la ñu produire yow yaa jël acteurs yi yow yaa produire image yi ñu tourné yow yaa scénario bi yow la donc nag su amee tey lenn loo xamante ne am na mooy image yu obscène yow la. waaw loolu moom mooy dëgg yi dañ koy bañ a wax rek mais wax dëgg yàlla Sénéra fi mu waroon a dem waxi ñoom waroon a dal seen kaw dalul seen kaw te aussi comme que dalul seen kaw ça va continuer. waaw ça va continuer doy na waar daal lii la ñu indoon Amina tey ci buzz du jour bi 3 parties yaa ngi noonu donc ñu leen di jox rendez-vous incha allah suba ci seen yeneen buzz incha allah.